mbokk yi asalaamualeykum ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant dikkaat ci seen site la teranga point info ngeen mën ñu suivre tam ci YouTube la Teranga TV tey jii ñuy waxtaanee ab mbir mu commencé doon way fii ci mim réew di Sénégal te loolu yàgg naa xew waaye ampleur bi mu am ci nguuru Macky Sall daaw ko am tey jii ñi jàngat di joxe xalaatu Bun Xataab ci lan moo indi loolu mu doon lu gën waaye tam mu doon loo xam ne jar naa tiit capitaine Mamadou Dieye doon koo xam ne ci armée bi la nekk min armée bi jàng doon kàngam xëy bàyyi armée bi wala mu ne day bàyyi ñu bañal ko wala ñu nangul ko ñu fekk ko ci siège Dakaractu mu doon waajal ab émission ñu jàpp ko yóbbu bañ mu wax ndax dañ ne dafa bokk ci la grande muette maanaam ci ñoo xam ne danoo waroon noppi ndaxte domaine bi ñu ne di armée dafa bëri sutura te daf ci am yu ci ne yoo xam ne warut a génn ñëpp di ci jot mu doon lu ñu tiital lu waral ñu fekk ko muy door interview ñu jàpp ko lan moo xew kon lan la bëggoon a wax lan la nit ñi xam ci renseignement parce que bu dee renseignement yi dañoo dem ba xam ni ma ngay jëm ca Dakaractu renseignement yooyu kon xam nan lan la doon wax parce que am na ñu ko infiltré ba mën a xam ci lan lay dox ak ci lan lay wax kon est-ce que nekkul woon da doon way woo xam ne da doon këpp gaal ndaxte liy xew ci armée bari na li ciy sutura bari na li ciy xew te mënuñu ko wax bari na tey jii ñu jël ko téye kon lu jar a xoolaat la heureusement daas bu présidence de la république di Abdoulaye Ndour génn wax ab kàddu ni danoo war a dindi sart yi ci réew mi xam ne jamono dafa gën a dox jamono bu gënee dox dañuy soppeeku ànd ak moom maanaam ñooñu nekk ay fonctionnaire wala ñu nekk ci armée bi war a am kàddu ñu may leen ñu dugg ci politique am kàddu ni ñépp c'est bien parce que loolu bu dee nii daa am ku jóge ci nguur gi waxe noonu dina xaw a dëfal situation bi mais gën naa garaaw noonu parce que armée dafa garaaw te suñu réew dan wax naan armée bi lu bari danoo war a noppi kenn xamul leen dara ñi ngi seen biir ñi ngi seen discipline mais bu dee ba fippu am ci rek kon mun nañ wax ni njëlbeen la te kenn xamul fu mu jëm ndaxte balaa loolu amoon na fi ab colonel Ndaw génn ci gendarmerie bi bind ab livre moom général bi mu génnee livre bi di Abdoulaye Aziz Ndaw teg ko wax ci yu bari ba mu jural ko ay sanctions disciplinaires yoo xam ne tey ji ay daan la yu nu ko jël teg ko ci kawam mu indi woon coow lu bari ci yu mu feeñal te yi mu feeñal bu ne woon day xew ci armée bi ñu bari duñ ko gëm kon ñii seen wax warul gaaw waaye te seen engagement politique warul gaaw léegi nag lan moo koy motiver ak ban mécontentement la jar naa xool parce que am na ñoo xam ne aussi tamit dandul bëgg ci ni ñu nekkee ci hiérarchie boobu parce que ñàkk bëgg bi mooy mun na am dañuy fal ay nit mun na am day am xamuñu lan mooy xew ba ñoom ñuy fippu est-ce que du dañuy jël ñeneen di leen jox grade seen place ñun xamuñu mais il faut que ñu explique ñu lan moo xew te aussi tamit lu tax mu baaxul mu gënoon ñu bàyyi ko mu wax mooy li ci dënn mu wax ko parce que nit ki bu waxul rek mun na jëf te xol ak xottu lekkat ñoo yam bu feesee day tuuru kon lan moo metti ci seen xol ba nu génn di ko wax ak jamono joo xam ne jàngalekat ñi ngi wax médecin ñi ngi wax jamono joo xam ne kenn noppeetul ci réew mi demoon na ba ay nit sax utiliser internet bi di wax ku ne di wax bu dee ba ñii di waroon a noppi rek di wax y a danger commissaire Keita ci mbiri drogue moom te doon nañ ko fi dégg mu wax def ay révélation génne woon ci mbiri drogue bi ban dàq ko ci police bi mu def retraite anticipée dem yoonam moom tamit mu génne woon fi ay kàddu mer boobu tey ji ba topp ko mu dugg ci engagement politique di politique moom tamit mais heureusement li mu xam ci police bi politique wu ko peut-être moom responsabilité mën nañ ko
comprendre mun nañ ko rafetlu maanaam bi mu duggee ci politique yenn domaines yi du ci nangoo xóotal du ci nangoo dugg réserve bi mu amoon mi ngi koy téye loolu di ay valeurs yoo xam ne commissaire Cheikhna Keita wane woon na ko tey jii lu tax ñu war leen bàyyi ñu politique parce que ñun ñoo leen woteloo parce que Sénégal ab takk der daawul wote ab takk der daawul wote kon tey jii bu ndee ba mën di leen voteloo ñi ñëw élection di bokk civil yi parce que dañ daan voté dimanche bi civil yi voté dimanche mais bu ndee bay bokk benn bisu wote mooy wane ñi ñoom ñi ngi commencé am sañ-sañ ñi ngi commencé am ay bëgg-bëgg kon ci wàllu politique kon bu ndee ba war a démissionné nañ ko teg fi ñu ko war a teg mais aussi bu ñu génnee armée bi ak police bi ñu xam fu ñuy yem seen kàddu waxuñu leen de secret yi ci armée bi wala sutura ci armée bi loo xam ne mën na këpp gaal mën na këpp réew mi loolu kenn waxloowu leen ko mais nag bàyyi leen ñu dawal seen engagement parce que tamit li naan démission acte volontaire la nit ki ba muy dugal boppam kenn ba muy dugg kenn forcé wu ko kon nag bii génn kenn war ko forcé kon li jëm ci Mamadou Dieng bi ñu téye loolu aussi war na ci jàngat mais aussi bu dee dafa violer texte yi moo tax na jëm a sàmmoon texte yi ak yoon gi takk der ak yoon gi ëmb raay réew mi ak takk der yi mu mën ko sàmm parce que dafa sensible yamul ci loolu gisoon nañ fi ci wàllu magistrature ki ci mel ne Ibrahima Dème génn di kaas ci magistrature ni muy doxal ba def fi bataaxal bu rëy ba ni mu démissionné tey jii mu créé ab mouvement am fas yéene politique ndax dafa gis ni réew mi ni ñu koy doxalee rafetul dafa gis ni réew mi ni ko yoree baaxul dafa gis ni réew mi ci injustice la ko def dafa gis ni réew mi justice bi fi ne nekkatul justice bu ñëpp wóolu ak bu ñu gëm waaye te ñi ñu dénk tey suñu ëllëg tamit ci wàllu koom ak doxalin seen doxalin rafetul moom loolu la gis ba tax tey jii mu génn kon ñu war di ci xalaat Ousmane Sonko moo ko njëkkee nekk ci wàllu impôt et domaine nekk syndicaliste xëy génn ba tey jii muy politique nekk député di def ay révélation ci mbiri dëkk bi ak ni muy doxee engagement boobu ñu am ñoo ñëpp seen taxawaay tey jii buñ ko doon wax du jeex ci ay nit yoo xam ne ñi ngi nu woon ci béréb boo xam ne dañoo war a am réserve bu noppi tey jii ñu génn Ousmane Sonko nag moo wane yoon bi ñeneen ñi ngi ciy tegu mu dem ba dugg ci armée bi ci ñoo xam ne ay capitaine lan parce que bu commencé dugg ci armée bi est-ce que nekkul nii rek capitaine Mamadou Dieng c'est l'arbre qui cache la forêt est-ce que amul ñeneen ñu am bëgg-bëgg comme moom mais di am lu ragal comme ni ko juge dem defee ci magistrature bi maanaam génn mais am li mu def am nañu ci ànd ak moom parce que gis nañ ay télé ko magistrature ba léegi fépp gi di gën di am c'est bien pour suñu démocratie mais aussi mën nañu tiital parce que Senghor jaar na fi Abdoulaye Wade Abdou Diouf ñooñu ñëpp dañ doon noppi pourquoi tey jii ñu génn mais nag bu ñu demee ba ay fonctionnaires yoo xam ne dañoo bokk ci administration Sénégal doon noppi ñu ci mel ne impôt yi tamit tey jii di politique bokk ci parti au pouvoir ñu leen jox ay postes de responsabilité ñu political état bi nagam ñooñu lan mën a nangul ñu ñëw bokk ci parti au pouvoir na nangul ñeneen ñu mën a génne tamit demee seen cëggalu guy parce que day enrichir champ politique bi. gis nañ ku ci mel ne Bougane Gueye Dany dugg ak mouvement am gëm sa bopp bëgg indi beneen philosophie beneen gëm-gëm yooyu yëpp ay mbir la am na ñeneen ñu jug ndoon lim du jeex ci gën a yee nit ñi mais gën a doxal démocratie mais gën ko sàmm mais loolu lépp bu amee man dama gëm ne politique yi ñoo faillir ñi def politique ñoo faillir depuis presque 50 ans politiciens yi ñoo ñuy jiite mais Sénégal bu siw demul fenn ndox mi ngi manqué ba léegi courant mi ngi manqué ba léegi arrogance mi ngi am ba léegi tappale mi ngi am ba léegi ba léegi ñi ngi sàcc alal réew mi nguur yi fi jaar yëpp nag léegi nag ñooñu ñoo faillir li doon xaar ci ñoom mënuñu ñu ko defal njàng bi mi ngi salfaañoo ñi ngi rey ay étudiants ci université ba léegi parce que seeni bourse la ñuy laaj université bu Ndar moo ci mujj dinañ ci dellusiwaat yooyu yëpp di am te ñin dénk suñu réew mooy nitu politique yi kon ñoom ñoo ñu yóbbul fenn jëmul fenn tey ji bu demee ba ñeneen di émerger wu bëgg a dugg jóge société civile jóge ci armée jóge feneen bëgg a ñëw jël réew mi di laaj seen àq ak seen yelleef mouvement bu ne ñu créé ko politiciens yi ñu dénk suñu réew ñoo doxal lu ñu war a doxal ñoom ñoo war a defaraat seen toogaay te bàyyi tappale bi ak nax nit ñi ak dóor dil nit ñi ak arrogance bi ñàkk kersa bi ku ci wax ba ñu fal la nga doxalee neneen ku ci wax ba askan wër la nga xëy wor gis nañ fi ay parti yoo xam ne tey jii dem na rejoindre Macky Sall ni mu koy waxee rek ay mouvement wiiri dañuy wax ba seen bool fees li ñu wax gëmuñu ko c'est des transhumants gëmuñu réew mi dañuy wax pour ñu woo leen présidence de la république dañuy wax pour ñu cëral leen dañuy wax pour ñu jox leen lenn ñu dem ba jël transhumance wor def ko règle
alors que loolu ku ni ko Souleymane Ndéné Ndiaye waxoon ku ko def da la war a dóor bal nga dee mais moom moo ko njëkk a def wuy jëna nguur gi. ana ñoom moo jën faadal ci tànk yooyu la ne ana ñeneen bu ñu doon lim du jeex ngor ak ngar mi fulla jeex ci réew mi kon ñeneen dinañ jug mais ñooñu bu ñu jugee ñoom tam ba jekku est-ce que duñ mel ni ñu le rek laaj bi nii laaj rek ngir tëjee ko mooy fi Sénégal toll tey jii ak li ñu yàgg nax yàgg noo wor yàgg noo teg yàgg noo wax loo xam ne gëmuñu ko léegi kan lañ war a wóolu loolay laaj bi mbokk yi kon li mooy xalaatu Bun Khatab sur la teranga.info